ñeenti waxtoo genn wàll ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. étudiants ya nekk ca Bambey ni dinañu sóobu ci ab grève de la faim bu fekkee ni ñaar yi amul ñu teqale leen ak directeur ba jële ko fa muy ko yor CROUS ba ak itam seen doléance yi nga xamante ne ni moo nekkoon seen i mébét ñu daal di koy faj. convention bi nga xamante ne ni nag moom moo ëmb ñi di taskatu xibaar yi seen i njaatige boo ñu waaj ngir fas ko yéenee jëfee loolu nag xibaar la boo xamante ne ni mi ngi jóge ci directeur de la communication muy xamle nag ni ñoom fi mu ne nii daanaka léegi lépp noppi nañu sàmmonte ak yoon ndax mooy li war Ousseynou Dieng ci biir xibaar yi. waa FAO kontaanuñ ci li Sénégal jëm ci jëlee li Sénégal di def ngir jële fi xiif bi fii ak 2025 politique yi ñu lal la ñu ni baaxul. waa ministère du plan ni ñoom nag li ñu mën fi mu ne nii ñu ngi koy def. Innocence Ntap ni waxul ak waa G20 waa G7 lay waxal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbooloo mi gannaaw élection de représentativité yo dinañu wax ci wàllu tàggat yaram ak entraînement bi nga xam ne tey jii lañ koy amal mu doon 8 kilos xam naa Sadio Mané njëriñam du ca bari ndem mi ngi soog a yegg si ñu ngi koy jëli aéroport jamono ji le marché gannaaw bi li ci yéene kaay yeeg Mouhamed Ndiaye. ñu fas yéene tàmbali xibaar yi kon ak xat-xat yi nga xam ni tàmbali waat na ca université ba ca Bambey du université kon Alioune Diop directeur CROUS ba moom la étudiants yi bëgg nag ñu daal di ko fay jëlee ñu ni nag itam bëgg nañu ñu daal di indi ay saafara ci doléance yi nga xamante ne ni nag ñoom boobee ba léegi moo leen taxoon a jóg te avancé wul benn yoon ñu ne lu ko mooy dinañu soobu ci ab grève de la faim fii ak fan des na ci dellusiwaat ci beneen jotaayu xibaar ak Babacar Diouf. xibaar yi nga xam ni nag moom moo ñeel taskatu xibaar yi di convention bu bees bi war a tënk ñoom seen i liggéey ak seen i payoor ak kañ ca war a jël mu war a mën a bokk ca métier ma loolee nag balaa yàgg war naa mën a tàmbali ak code de la presse bi avancement bi ci am SYNPICS si nag ni dafa war a tàmbali ci saa seeg waxtu yi ñii di kilifa yi nag di njaatige yi ñoom nag ñooy yeexamtalu ndax la leen ci war a fekk nag ci xaalis boo xam ne dañ koy yokkal journaliste yi Mouhamed Ali Mouba. patron de presse yi am nañ ba 31 décembre bi di ñëw ngir conformer wu ci réglementation bu bees bi ci wàllu convention collective convention boobu nag day tax ñu yokk seen payoor naka noonu itam seen situation sociale waaye nag kii di Mamadou Ibra Kane nekk njiitu patron de presse yi loolu baax na waaye nag waroon nañ commencer par code de la presse bi décret d'application su ko defee ñu gën a naatal entreprise de presse bi. bu nga xam ne adopté nañu code de la presse te ba léegi. texte yi nga xam ne ñoom ñoo waroon gunge code de la presse bi kenn jëlagu leen ba léegi donc si condition yooyu dina jafe trop pour entreprise de presse yi pour ñu mën a respecter la loi pour l'application de la convention collective. waaye nag SYNPICS nee na loolu jotewul dara ak convention collective bu bees bi duñu nangu benn yoon ñu def ci amalgame. Bamba Kassé. ma ne organe de presse bu ci am problème pour appliquer convention collective bi yow yaa xam ñooy tojee sa bopp jinax ñun li ñuy wax lu leer la dañ ne convention collective bokkul dara ak les décrets d'application il faut que ce soit clair il faut que ñu loolu ci bopp journaliste yi parce que bu ngeen dugalee ci bopp journaliste yi ne bii ak bële dañoo war a ànd. loolu mooy yéen ngi may gars yi fu ñu mën a jafandu pour bañ a fay gars yi li ñu war a fay. il faut que ce soit très clair et ça moi j'insiste convention bi accord la bu am diggante patronat bi ak syndicat bi jëm ci yokkum payooru journaliste yi. inspecteur du travail bi di Amara Diop nekk adjoint inspecteur régional bu Dakaru ci wàllu inspection travail nee na nag ñoom pare nañ ngir ñu respecter loi boobule. te application bi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko signé woon ñoo ko war a appliquer maanaam employeur ak travailleur léegi nag inspection du travail ñi nga xam ne mooy liggéeyam ci wàll bi mooy di vérifier ndax effectivement lii nga xam ne li ñu moom la ñu signé woon moom la ñu tënkoon ba signé ko ñi ko war a appliquer ñu ngi koy appliquer. waaye balaa loolu foog ministre bi jël benn arrêté d'extension su ko defee képp koo xamante ni patron de presse nga bokkoo ci CDEPS loi bi concerné la. mu nekkoon leeral yi Mouhamed Ali Mouba ginnaaw bi la jokkoo ak directeur de la communication mu ni njaatige yi bu nu yeboo waaj te fas yéene sàmmonte ak yoon ne léegi nag loolu rekk ci des.
presse bi comme ni ñu ko waxee léegi ay entreprise de presse lañ dañu war a viable maanaam nit bu taxawalee entreprise am dafa war a fexe ba nga xam ni dana am suffisamment de moyens pour que entreprise boobu mën a taxaw muy fay ay employés am di fay ay charges sociales am IPRES ak caisse de sécurité nangam ak nangam mais état bi nekku fi pour di financer fonctionnement wu entreprise de presse yooyu état bi du moom mooy fayal entreprise de presse seen salaire du moom moo leen di fayal ay charges sociales IPRES et cetera par contre état bi jël na ay matukaay ba nga xam ni daf nekk entreprise yi nga xam ni respecté nañ yenn normes yi danaa taxawal benn jumtukaay boo xam ne pour jàppale leen jàppale bi mooy maanaam garantie ci yenn financement yi jàppale ci wàllu formation ak yeneen mais fonds boobu ak signature convention bi jotewul dara ñoom seen bopp sax waxal nañ ko seen bopp mais dañ doon xaar en fait ñoom ba ñuy signé convention bi dañ doon am yaakaar ni buñ koy appliquer dana fekk fonds boobu taxaw mais fonds boobu encore une fois nekku fi pour di remplacer entreprise yi ci seen wàllu ci seen i prérogative maanaam seen i salaire yu ñu war a fay ak yooyu loolu il faut que ñu leeral ko. Ousseynou Dieng directeur de la communication ak Alemou Ba fanweeri minute ak juróom-benn gannaaw ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. ak RFM kumpa jeex na. tey jii lañ doon xool Sénégal ni muy xeexee ngir jële fi xiif fii ak 2025 ba xam ngànnaay li mu ciy jëfandikoo lu ñaaw la wala déet waa FAO nag ñoom seen xol seddut ndax bi ñu càmbaree daal gis nañ ni Sénégal yaakaar ji nga xam ne amoon nañ ko ci mën a gaawtu ko dara waa ministère du plan et de l'économie ñoom nag jàpp ni fi mu ne nii nag am na ay jéego yoo xamante ne nii def nañ ko bu baax a baax ci xeex bi ñu ànd ci ak leeral yi Mamadou Amar Ndione ma tey woon jataay ba. juróomi at gannaaw déclaration bu Maputo ca Mozambique engagement bu Union africaine ak yenn ci ay njiitu réew ci Afrique dafa mel ni daal dafa nar a nax saay Sénégal nag bu fekkee ne dafa bëgg jële fi xiif fii ak atum 2025 dana nekk lu compliqué ndax rythme bi nga xamante ne ci la ñuy doxalee mbir mi ki ko xamle mooy ki ñu toftal ci chef programme stratégique agriculture durable ca FAO Mona Chaya. Il y a eu de grands pas mais on n'est pas très satisfait du progrès. am na nag ay jéego yu bari yoo xamante ni si def nañ ko waaye nag ba léegi daal li ñu bëggoon yëpp antoogul rawatina nag ci geneen wàll gi maanaam jële fi xiif am na nag yeneen volet yoo xamante ni des na lu bëri liñ ci war a def. des ODD mais surtout l'objectif qui concerne la FAO. directeur de cabinet bu jëwriñ di ñu dénk wàllu koom plan ak coopération jàpp na ne nag Sénégal mu ngi ci yoonu taxawu ñi nga xam ne ñoo ko soxla Aliou Ndiaye. loolu aussi ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax gis ngeen at yi weesu ni production agricole bi nu muy augmenté xam nga soo xoolee ci suñuy réew mbéy mi lu ko njëkk a sabab mooy béy dund donc loolu mooy njëkk a doon objectif gouvernement bi donc béy dund boobu ñu ngi ciy am ay jéego yu am solo soo xoolee ceeb bi tey production locale bi yegg na niveau boo xam ne ñu ci bëri ci kër yi tey ceebu wàllu la ñuy lekk gerte gi également production bi yegg na fa am solo donc ak yeneen i gàncax ak yeneen i gàncax donc yaakaar nañu daal tendance boobu suñu ci continuer fii ak ay at yu néew xiif bi dana fi ji. kuréelu mbootaayu xeet yi lijjanti wàllu lekk ak tamit mbay di FAO li ñu bëgg ci nguurug Sénégal mooy mu gën a góorgóorlu rataxal jëfin yi ba askan wi nga xam ne ñoo soxla ndimbal ñu taxaw leen. mu nekkoon Mamadou Amar Ndione ci leeral yi ñu daal di wax nag ci ndaje mi nga xam ne tey jii amaloon nañ ko nag doon ci càmbar wàllu stabilité sociale pacte de stabilité ba nga xam ne moom la ñu waxoon ne daal bëgg nañ ak dal ci barabu liggéeyukaat yi ngir nag réew mi mën cee doxee daal di suqaliku loolee nag biñ ci amal nag Innocence Sentap Ndiaye mi nga xam ne moo jiite au conseil du dialogue social ak ministre du travail ñoom ñaar ñëpp fekk woon nañu ndaje ma ni ki yenn ci syndicat yi Pape Balla Gueye. secteur wér-gu-yaram bi njàng meeg njàngale mi ak yoon wi doon na loo xamante ne jamono ji moom moo daal di tàggatémbe lii di pacte national pour la stabilité sociale bi lee suñu sukkandikoo ci secrétaire général bu CNTS bi di Cheikh Diop muy xamle ne bilan bi daanaka am na ci lu baax waaye tamit am na ci loo xam ne méngoowul ak la ñu bëgg gannaaw ba ñu signé ay accord ci atum 2014. yooyu yëpp pacte bi dafa waxoon ne nañ ko toog waxtaane ko pour régler ko avancer ci yeneen situation yu nga xam ne day gën a rataxal dialogue social waaye boo ko seetloo gis nañu ne dëgg la am na lu ñu def waaye li des nag des na lool lu nga xam ne war nañ ko waxtaane tey pour mën a avancer bala ñuy ubbi ay perspectives. ci loolee nag Samba Sy jëwriñ ji yor wàllum xëy mi moom nag mu jàpp ne mbir yi am na ci loo xamante ne mënees na koo nangu donte nag lépp lañ ci doon xaar amaguñu ko. boo nekkoon koo xam ne li nga yóot yëpp am nga ko sa dundin dina jafe réew mi am nay jéego yu tar yoo xam ne seex na ko naam deful lépp waaye sant suñu borom bi ñu defulee lépp ñu xamandoo ko ñun ñëpp ñu xam ne ku nekk si ñun am na lu la ci war. dialogue social bi doon loo xamante ne mën naa indi jàmm ci biir réew mi Innocence Sentap Ndiaye moom nag mi nga xam ne moom moo jiite au conseil du dialogue social mu jàpp ne fas yéene nañoo def seen kéemtalaay kàttan ngir fexe liggéeykat yi nekk ci jàmm ak salaam. nit ñi dem nañ ba approprié wu dialogue social léegi li ministre bi wax rek moo fi ne loo gis
dafa am lu ñuy def am lu des li tax ñu def ko il faut loolu ñu identifier ko li ñu fu ñu bëgg a jëm buñ si bëggee jëm lan lu ñu def loo xam ne dafa bloqué avancé yi ñu wax ko waaye wax dëgg am na liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko fi. benn accord goo xamante ni signé nañu ko jamono ji nga xam ne nag ku ci nekk ak na mu ko gisee ñi nga xam ne ñoo seq pacte national pour la stabilité sociale bi nag ñu ngi xaarandi beneen accord goo xam ne jëwriñ njër wàllum xëy moom la fas yéene amal ngir ñi nga xamante ne ñooy syndicat yi mën a nekk ci seen jàmm ak salaam. ca ndaje moomee nag la potoxlu moom Innocence Intap Ndiaye daal di tontu nag ñi nga xam ni bokk ci dàmbooj mi ko jollu mbeer woon fal yee fii ci invité RFM matin ni kenn yeesu ko ci li mu yor mu ni nag moom kooku bokk ci ñi nga xam ni moom la war a waxal ndax waa G20 ñoom dañoo yaatu te bëriwuñu mbooloo ñi nga xam ne ñooñu la mbooloo mi dar nag moom la war a waxal moom Innocence Intap Ndiaye. man G20 man duma leen tontu parce que ku nekk nag da nga koy jox cëram man xam naa ne ay syndicat lañu élection am na xëy na ñoo nekk ñu représentatif waaye dama ne loolu la yàlla dogal waaye man sama cër duma ko wàcc mukk balaa may wax ak nit nga nekk ci syndicat ku xam ne amuloo syndicat da nga nekk sans domicile fixe amuloo un général sans troupe kooku jarul ma tontu la. tey jii fukki fan ak ñaar ci weeru novembre mooy journée mondiale pneumonie wopp la joo xamante ne ni ay xëtër lay jàpp di tax nag nokki ga di gën a jafe ca kamu dal fii ci Sénégal nag ñaari junne ak juróom-ñetti téeméeri gone yoo xamante ne nii la ñu jàpp ni jàpp na leen fii ci atum 2018 muy téeméer boo jël fukk ca ak ñaar di gone yi nga xam ne amaguñ juróomi at loolu nag ñu ni bëri na te itam mën naa yokk liy tax gone yi di teel a faatu dañ ciy daal di déglu Alioune Badara Tall moom mi nga xam ne nag moom ci ñu koy xeex ca ministère ba ci la bokk ci micro Salimata Aw. bu ñuy ràññee xool nañu moom mooy première cause de mortalité maanaam xale yi faatu pneumonie moo leen di gën a rey surtout xale yi am weer ba am fukk ak juróom-ñeenti weer donc ñooñu ràññee nañu ko pneumonie donc moo leen di gën a faat ci daal maladie yoo xam ni day yóbbu xale yi. looloo tax nag moo tax journée bi dañ ko def journée bu mag pour sensibiliser pour joxe information donc moo tax ñuy jaar ci presse bi aussi parce que xam nañu ko presse bi bu joxe yenn information yi donc communauté bi mun na jël information yi pour mun a xeex donc aar seen doom ci feebar bi. xool nañu daal que ni mortalité bi au Sénégal donc ci xale yi yoo xam ne mataguñu juróomi at. maanaam boo ci jëlee junni xale ñaar fukk ak juróom yi dañuy faat loolu moom la ñu mooy cible 2030 moom la ñu bëgg a atteindre sur le plan international moom la ñuy définir mais ñun Sénégal xool nañu que par rapport ak li ñuy def sur le terrain que mun nañu sax weesu chiffre boobu maanaam boo jëlee junni xale dañu bëgg daal chiffre bu ñu bëgg a atteindre mooy que ñu ngi faatu ñu nekk ñaar fukk. ñu daal di wax ci jàmm ja ca Casamance ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi nekk foofee ca diwaanu Casamance nag di plateforme des femmes bi bëgg jàmm dellu si fa te sax fa dàkk ne nañu faatu kii di Abou Elinkine Diatta metti na lool waaye yaakaaruñ nag ni mën naa gàllankoor jàmm ji foofee ak jéego yuñ ci doon dox booba ba léegi am ndaje lañ ci doon amal ñu ànd ci ak leeral yi Juma Juuf. boom gi ñu boom Abou Elinkine Diatta du yàq dara ci processus de paix en Casamance même bu fekkente ne dina ñaawal mbir yi loolee moo di gis-gisu plateforme des femmes pour la paix en Casamance Ndeye Marie Diédhiou moo nekk seen njiit. dëju Abou Elinkine bi muy loo xam ne naxalu nañ ko lool condamné ko vraiment fi ñu toll tey ak processus de paix bi fu mu toll tey soxla ñu woon encore yu mel nii mais comme ñu ngi ci processus de paix. dina am de temps en temps yu mel nii te mu doon loo xam ne vraiment warutoon a am loolu du tere ñu kon. Gambie ak Guinée-Bissau nekk ñaari dëkk yoo xamante day dalal ay réfugiés yu jóge Casamance loolee tax ba processus de paix bi mënul antu sans ñaari dëkk yooyu dugal ci seen loxo. Gambie ak Guinée-Bissau ki ñun la ñu bokk pour lu xew Sénégal waa Gambie danañ ko yëg Guinée-Bissau aussi lépp loo xam ne xew na Sénégal dinañ ko yëg Guinée-Bissau suñu population yëpp benn la ñu si ay même xeet yi ngay fekk ba am nañu ay mbokku Guinée-Bissau ay mbokku Gambie et cetera moo tax ñu boole pour que ñun ñëpp ñu bokk liggéey bi fexe ba jàmm am. bu ñuy génn ci seen panel yi nag plateforme bi bëgg na teg ay recommandations yoo xamante day indi ay saafara yu wéy ci conflit Casamance bi mu nar koo jagleel autorité yi nga xamante ni ñooy liggéey
liggéey ci mbir moomu. RFM Sport. tàggat yaram Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Makumba di nuyu ñëpp. ñu koy tàmbaleeg football bi. ak journée bu njëkk qualification CAN Cameroun 2021 Sénégal nag dernière séance d'entraînement am tey lay doon ci kanam tuuti bu 17h30 jotee stade Lat Dior séance à huis clos la maanaam kon journalistes yi waaye tamit public bi du ko fekkee waaye Aliou Cissé su noppee booru 18h30 dina jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi su paree ñi di waa Congo ñoom ñooy kon janoo ak taskatu xibaar yi normalement laata ñoom it ñu entraîné 19h mooy heure match bi kon ñoom ñooy entraîné heure match bi séance d'entraînement bu Sénégal 17h30 lay doon dinañ ci ñëwaat incha allah si suñu xibaaru ngoon yi. ci Europe ñoom it ñu ngi waajal lii di éliminatoire Euro 2020 lii nag Angleterre li xew mooy continuité Makumba match bi amoon diggante City ak Liverpool ndax soo xoolee match bi keroog Sterling match bi balaa muy jeex am na fa ay xët-xët ak Trent Alexander d'abord après Gomez ci seconde période bi Gomez dugul ci seconde période bi loolu nag dafa continuer ba équipe Angleterre démb bu ñuy entraîner dañoo xeex ñoom ñaar kon nee nañu Sterling moom moo tooñ ba tax na kon sélectionneur bi daal di teg ay daan Sterling mu ngi ci groupe bi waaye seen match bi war a dox seen digganteeg Monténégro jeudi du ci bokk donte sax muy continuer di entraîner suñu naataangoo l'équipe wax ni kii di Gomez ñi ko gis ci suufu bët bi da ko mel ni ku ñu gàjji ci bët bi ci xeex boobule kon jafe-jafe yi amoon ci rivalité yi amoon ci match bi diggante City ak Liverpool ñëw na ba équipe nationale bu Angleterre comme sélectionneur bi yëkkati ay kaddu ne moom dafa bëgg lépp lu am ci wàllum rivalité ci club yi yem fa bu ko kenn indi ci sélection bi moo tax mu teg daan boobule kii di Sterling donte sax dàquñu ko ci équipe bi di waaye dina raté match bu war a am seen diggante ak Monténégro jeudi bii di ñëw wa ñu waxtaanee léegi basketball ak gaynde yu Sénégal tey bu 13h30 jotee ci la ñu yegg fële ca Maputo ñoom nag dañuy waajal tournoi pré-qualification olympique ci bu Jeux olympiques kon 2020 tournoi boobule war a door le 14 jeudi nu mu war a demee ak ca mujjantal ga kon suñu qualifié ci Tokyo bi compétition boobu tamit nan la demee ñoo ne ci ak explication Soda Thiam. Mali moom moo ci adversaire Sénégal gu njëkk mi nga xamante ni nag gis nañ ko mu terminé ñetteelu place bi ñaareel bi yoon yu tegloo ci lu jëm ci Afrobasket mu di ay résultats itam yoo xamante ni dafay wane ni rek équipe bu Mali gi mu ngi dëggal boppam ci continent gi beneen adversaire bu Sénégal moo di Angola moom nag ci Afrobasket 2019 bi gis nañ ni ci juróomeelu place bi la ñu daal di mujjee ka leen di tàggat dafa indi ay coppite ci équipe am mu di Joana Domingo Antonio Eduarda Ignacio Gabriel Angelina Paulo Golome Jessica Maladji ak Juda Kindanda moom entraîneur bi nag am na yaakaar ni yooyu les joueuses dinañ def lépp lu ñu mën ba seeni mbëbët antu lu jëm ci tournoi pré-qualification olympique ñeel jigéen ñi nag fukki fan ak ñeent lay tàmbali ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre fële ca Maputo ci loolee nag ñaari équipe yi nga xamante nag ñoom ñoo féete kaw ci poule bu nekk nag ñoom ñooy daal di amal demi-finale yi équipe bi jël premier ci groupe A bi nag moom mooy dajeek ki jël ñaareelu place bi ci groupe B bi ka jiitu ci groupe B bi daal di jàkkaarloo ka jël ñaareelu place bi ci groupe A bi buñ ci jugee nag ñaari équipe yi nga xamante ne ni ñoom ñooy gagné demi-finale yooyee ñoom ñooy daal di qualifié directement ci Tokyo boo xamante ni fukki réew ak juróom-benn ñoom ñoo koy amal foofee nag dañuy daal di fekk ci ñetti équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ci yeneen tournoi pré-qualification olympique yu ñeel zone Asie ak Amérique naka noonu itam juróom-benn équipe yu tukkee ca Europe yi nga xamante ni qualifié nañ ba noppi États-Unis ak Japon fukki ak juróom-benn équipe yooyee nag dañ leen di xaaj ci ñeenti groupe ñu war a amal beneen tournoi boo xamante ni nag février atum 2020 lañ ko jàpp bu loolu weesoo nag ñetti équipe yi nga xamante ni ñoom ñooy jiitu ñoom ñooy dem ci Jeux olympiques yi ñuy amalee ca Tokyo atum 2020. Solo Thiam kon match bu njëkk Sénégal foofu ca Maputo jeudi 16h Sénégal Angola samedi Sénégal Mali bu 13h30 jotee ñu jeexale ko ak Tour du Sénégal waanaam rawante vélo te nag dañuy bër ndax équipe bi ak ñi nga xamante ne kon ñoo ànd ci tour bi dañuy yéeg ci ay oto jóge ca Kolda ñëw ca Fatick nag suba fa la ñuy jëlee départ dem ca Nguéniène 120 kilomètres lay doon mooy doon ñetteelu étape bu Tour du Sénégal nañ ci ñëw incha allah si yeneen xibaar ak suñu ndaw Abdoulaye Diop. mu nekkoon xibaaru tàggat yaram yi ñu jàll ci le marché ànd ci ak Seydou Nourou Ba mu jagleel ko gàmm gi. dal leen jàmm
ci njeextalu burdu bi wala sax ba gàmmu bi jeexee doon màggal guddi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaaykat yi des fii ci Ndakaaru nag daanaka jaay ñu woon dara liñ doon am dafa wàññeeku bu baax a baax seen client ñu ci ëpp ña nga woon Tiwaawoon Medina Baye wala daal fépp foo xam ne ci dëkk bi dañ fa doon màggale guddi rasulullah ñi amee fast food jaaykatu fruits légumes wala sax ñi lay taxi man moom gisoon client metti woon na lool reportage yu Mar Mbaw. ay waxtu rek ginnaaw gàmmu bi mbedd Ndakaar yi wet lool boutique yu gën a bëri ubbiwuñu cati leen commerçant yi yéeg mawlid bi bu baax ndax ñàkkum client ci bile restaurant fast food. ba léegi jeexaluma dégg lu ñu dem moo tax. gérant bi di Assane Bané gisul benn client loolee waral chiffre d'affaires am wàññeeku bu baax a baax. jaay ñu comme ñu daan jaayee dañ doon jaay ay 35000 36000 lu si gën a bëri dañuy jaay ba 38000 mais fu mu nekk nii dañuy jaay ay lu ñu jaay 17000 du ko weesu. da doon dox normalement tey dëkk bi gisuñu dara tey jaay ñu dara tey moom 15000 la ñuy jaay. ci mbedd marché bi mère de famille bi lal ay légumes di jaay. concombre yi fanweer la. ñii 200 yi téeméer. bu Oumy Sow di xayma bénéfice yi mu doon am laata gàmmu bi ak ci gàmmu gi gafa gi daanaka dugalul dara. doo sawar jaay sax waaye boo ko tàmmee il faut nga toog nga xaar yàlla lu mu la jox rek nga jël bu la joxul tamit nga xaar ba heure wàcc jot nga wàcce waaye fu mu nekk nii daa wéet nit ki amul. xam nga ñu bëri dañuy noppaliku même bu ñu ñibbisee fu mu nekk nii dañuy foraatu. taximaan yi sax yëg nañ ko. damay gaar su ma amee client rek dem yóbbu su ma amul rek ñëw taxawaat. Omar Mbaw jaajëf yeneen i commerçant ñoom tamit wutali Tiwaawoon wala Medina Baye ngir mën fa am dara président chambre de commerce bu Kaolack moom rafetlu li nga xam ne koom-koom la bu am solo bu jóge ci gàmmu bi foofee ca Kaolack ndax li fa newoon ti way ujjaaj bëri na macha allah ci dëkk bu sell boobee nga xam ne dëkk bu Cheikh al Islam di Baye Niass ci jamono yi gàmmu commerce bi doxoon na bu baax a baax di ay kàddu Serigne Mboup waaye dafa gis ne mën na fee ëpp solo bu dee mairie bi chambre de commerce bu Kaolack ak nguur gi daje woon nañu gën a organisé wu ci li jëm ci programme bu jëm ci tourisme religieux Serigne Mboup ak Ibrahima Diamé. mais impact bi dafa rëy te dañ ko waroon a gën a valoriser moi je sais que suñu état bi doole lool ak collectivité locale yi ñu taxaw compte tenu que nee nañ bàyyi lim am ay talibé ci Nigéria moo ëpp population Sénégal mënoon nañoo travailler noo xam ne Kaolack li ñuy wax naan Sénégal mi ngi accueillir chaque année 1 million de touristes fii mënoon nañ ko liggéey noo xam dana accueillir minimum 5 millions de touristes yu jóge Nigéria te buñ fi ñëwee kenn ku ne dërëm boo fi wàcc économie la bu fi des ndax gis ngeen ñi ngi defi foire ñiy jaayee ngi jaay journalistes yi sax ngi liggéey et moi je pense que ni Màkka def organiser aju Màkka ba nga xam ne nii da nga fa mën a ñëw ci sa teyu bakkan ñëw fa boole aj ak commerce ak dund bu neex war nañ ko mën a jéem ba nga xam ni Kaolack dana mën a accueillir ay millions et des millions de tourisme yoo xam ne nii buñ fi ñëwee mën nañ fi investir. le marché jeex na mën ngeen a yónnee seen xalaat ak seen critique ci RFM Dakar @gmail.com wala RFM le marché @gmail.com jaa ngeen jëf teewlu bi.